mënul ñàkk te it ndimbal la ndax sa buum ak asamaan du dog ñetteelu waxukaay bi ñaar rekk a koy seq muy borom bi ak ki muy waxal di nga gis ku dund téeméeri at ba xëy ñu suul ko du fàttaliku fu mu waxtaane ak borom bi catastrophe la bu jëkk bi mooy mushawara bu ñaareel bi mooy muhasaba bu ñetteel bi mooy munajat kooku lool rek la munajat nag yàgg yàlla rek nag ngeen waxante waaw nangul na ko góor nangul na ko jigéen te ba tey mi ngi fi waaye gisuloo kenn ku ko jariñoo sunu bàjjen bu baax ba Rabiatal Adawiya daan na ko wax wala qad xalawtu maa alxabibi wala qad xalawtu maa alxabibi wa baynana sirr pexe amul booba prince yeeg ñépp a ngi koy bëgg soxna waaye fekk na logique gu yàlla boo ko miinee te di jigéen dootoo mën a sëy ak góor ndax waxu góor dafa géey ci yow ku miin waxu yàlla beneen wax dafa géey mag ñi dañuy wax ak yàlla xam logique am bu ëppee ñu gedd nit ñi parce que duñu mën waxateeg nit ñi bu ñu geddee nit ñi yàlla punir leen xam naa dañuy rebondir rek ci li nga indi sànq comme élément de réponse par rapport ak question Mohamed yi tudd na sànq ne am na loo xam ne critère d'âge tënku ko mu dellu ci ruux aspect temps également mook espace mi tënku ko ñu dégg it fii maam indi sànq ci ne di nga gis ku dund ba dugg bàmmeel te enjeu boobu prendre ko en compte enjeu boo xam ne mooy déglu boppam déglu communication boobu di dox diggante ruux ak nafsam ci communication boobu noonu nit ki war a teewlu déglu boppam ba mën a arbitrer loolu nu ñu ko war a mën a déggee. mais ruux ak nafsu sore na war a réguler rek débat bi am diggante conscient inconscient bëri na ko dund ba dugg ci bàmmeel xamoo sax ne ndeke waxtaan boobu am na mais gis nga mën a réguler débat boobu bokk na ci li permettre nit ki bu ëllëgee mu mun a def fusion bi entre les deux ndax gis nga fusion balaa muy am il faut que réconciliation am diggante lii sa égoïsme ak lii sa altruisme mais nag problème bi mooy bu tolloo ñu doole moo tax il faut nga équilibrer leen ba pare ba ñu tolloo ku si nekk mën a affronter sa morom correctement et légalement foofu nag ci la jaxasoo bi di mën a am parce que ci biir genre bon kenn mënu ko woowee combat bu mu jeex kenn mënu ko woowee aussi union bu mu jeex kon nag liñ ko mën a woowee mooy danse ci biir danse boobu ci la ko si nekk di xàmmee boppam ci ki ci des ndax am na foo xam ni conscient mën na nekk altruiste waaye raison wu altruisme bi égoïsme la et pourtant am na fu inconscient di nekkee ku égoïste fekk raison wu égoïsme bi altruisme la
foofu nag ressemblance yi di commencer feeñ di commencer feeñ di commencer feeñ ba kenn ku si nekk gisatoo sa morom sa bopp nga gis ñu jaxasoo nag ba jeex foofu nag là on parle d'identité absolue capacité yi conscient am ak contrôle bi mu am ci nit capacité yi inconscient am ak contrôle bi mu am ci nit subconscient ak information bi mu denc lépp àndal nekk benn entité mentale toutes les capacités moo xam physique la moo xam immatériel la nit ki jot ci nii au bout de ses doigts ci waxin mën a contrôler lépp mën a décider lépp mën a doxal lu ko neex ci boppam noonu rek la toll bu fekkee nag léegi diggante nafsu beeg ruux mais loolu pourtant góor gi indi na ko sax mariage la ruux bu nekkee boroom kër nafs nekk ko soxna mais xanaa xamu ni ku si nekk am na lu ko war ci moroom ji ni mu amee ci nafs ak ruux noonu la war a amee ci góor ak jigéen ndax ruux bu fekkee objectif am mooy fexe ba mbindeef gi jëm kanam gën a jege boroomam mais objectif am na kon nag léegi rôlu nafsa lan la war a mën a doon maanaam nafsa bu ñu yar rôle am nag léegi mooy assurer les arrières fexe ba bu ruux lu avancé am sori bu waree soxla def retraite stratégique am na benn flanc bu mu mën a reposer boppam gis nga même rôle boobu la jigéen war ci góor moo tax ku bëgg a comparer ñaari da ngaa déggul ku bëgg a comparer ñaari tolloo la leen da ngaa déggul ça n'a absolument rien à voir seen rôle seen fonction moo bokkul. léegi nag xam nga lii finalité bi la waaye ki nga xam ni tey waxuma la waxtaan diggante ruux beeg bakkan bi mais moom ci boppam conscience bi mu war a am discussion bi mu war a am vis-à-vis ak ruuxam loolu sax musu ko def ci àddunaam bay sax xalaata war a mën a yar bakkanam ba mu war a mën a am njëriñ ëllëg mais kon ñaari bu ñu dajee war a waxtaan lan la fay indi c'est pas possible moo tax lépp a ngi départ ci état de conscience bi je dis bien état de conscience bokkul ak conscient bi mu tudd léegi état de conscience bi mooy xam lan moo daje ci yow xam lan moo la composé xam lu ci nekk ban façon lay fonctionner xam sa ruux fan la toll xam sa nafs ci ban état la toll moom it fekk lii yëpp dajale woo ko munoo xalaat yaakaar walla foog ne dina am fenn foo jëm ci sa évolution personnelle c'est pas possible parce que yii dafa bokk ci composant de base yi maanaam day mel ni tey nga ne oto bu amul batterie taalal fii ba suba lu tax mu tàkk c'est aussi simple que ça composant bu ci manqué fonctionnement bi yàqu moo tax il est absolument impératif nit ki nangoo def exploration boobu nangoo def expédition boobu nangoo def étude boobu ci boppam bu demee nag ba am information yi am xam-xam gi ci lay commencer moom nag mën a agir léegi ci environnement boobu mais loolu yëpp yitte la mel ni yitte boobu mu laaj moo tax du ñëpp koy réussir léegi mag ñi nga xam ne jot nañu réussir arbitrage boobu ñoom seen arbitrage digganteem ak seen borom parce que ci extrait bi maam mu ngi wax également que ni nit dina wax ak yàlla boobu it nu ñu koy déggee ki àgg ci yitte ba foofu. man de li may njëkk laaj ci mooy ba xam bu fekkee noonu la ñuy nattee mag ndax loolu étape primaire la loolu étape primaire la ki fa àgg kay moom ngay mën a woowee xale waaye mag ñi ñoom seen étape weesu na loolu xam nga bu ñuy wax ni tarixa club la mais club boo gis dafa am ay formateur dafa am ay instructeur
dafa am chef de club mais ñooy mag ñi di léegi ki nga xam ne moom li basique la maîtriser bëgg a taxaw sa kanam ne daf lay jàngal te yow li nga maîtriser la maîtriser ah mais du la wax dara ba jaaxal kon nag kooku mënoo ko jàppee mag sa morom kay nga ko mën a jàppee ay mënoo ko jàppee mag ñi weesu nañ loolu bu yàgg ñoom seen réalité d'évolution passé na sëy boobu depuis bien des lustres yàgg na moo tax ñoom nag léegi fañ ca àgg mais xam nga dafa am lu nit ñi desee comprendre en fait gis nga quand on parle de la création maanaam li yàlla bind yëpp dañ dul comprendre li loolu ëmb maanaam ñoom jàpp nañ ne mbindeef mooy li dund di dem ak a ñëw xalaat bi ngay xalaat ci mbindeefu yàlla la bokk idée bi ngay am ci mbindeefu yàlla la bokk loolu yëpp ci la bokk mais kon léegi bu ñu jëlee loolu en compte ngeen bàyyi xel li ma expliqué woon ci fan yi passé mag ñi ñoom dañuy matérialiser xanaa loolu mooy bind menn mi xanaa du mooy matérialiser waaw ku ci àgg foofu sa diggante ak sa borom est-ce que di nga ko comparer koo xam ni débat rek la réguler mënul nekk bu leen juum nag bind buñ ne mënul nekk du problème mu capacité problème mu charte bu yàlla imposé la kuy bind la nga bind foo nga wutal ko njëriñ il faut mu am sens de vie sens d'existence objectif bu mu mën a am waaye capacité boobu nag yàlla partagé wu ko kenn ndax auteur bi mu soxla moom rek a ca àgg waaye bind rek matérialiser jafewul mag ñi pour mu leer li ñuy wax nag teguñ ko ci ay caaxaan ko ci nangu nag ñu débat ceeg yow ndax dëgg-dëgg rek lu tudd. am na solo mel ni loolu dafay rejoindre rek ci premier cours yi concept de réévolution bi nga ko indee Mohamed ci intervention am nee na xam naa ñun sax la doon waxal ñun nempante yi li ñu soxla mooy renaissance réévolution boobu ñan ñoo ciy inscrire lu contexte xam nga dafa nekk baat yoo xam ne boo ko jàppee noonu rek mën na la juumloo ci xëy na li ñu ëmb waaye réévolution lenn rek la nangoo màgg la réévolution mooy nangoo màgg renaissance mooy nangoo tàmbali loolu dong la gis nga ki nga xam ni dem na ba yëg ci boppam besoin de renaissance c'est parce que progression moo ko wóorul daf ko wóoluwul xamul ba xam est-ce que réellement fondation boobu bu ci tabaxee immeuble bi du màbb kon nag il faut mu nangoo def table rase ki nga xam ne moom réévolution la bëgg a def ah mais pourtant góor gi jàngale na ko loo xas ba nekk sëriñam foog nga nangoo delluwaat nekk ndongoom aller retour xëy na kon aller retour sànq maam tudd na ba wax ñi àgg foofu ci dégg di dem ba communiquer ak seen borom mais mu wax ni comme yitte la góor mën na ci àgg comme jigéen mën na ci àgg waaye boo demee ba ñam parce que dañu ne am na loo xam ne la mu saf ka ko màcc ko xam ki dem ba miin communiquer ak boromam dem ba communiquer ak semblable am dafay poser problème kooku en fait ci situation boobu mu nekk lan moo ko ci jàppale ba mu gérer équilibre bi parce que fii la nekk aussi dafa am erreur bu am parce que ki xas ba communiquer ak yàlla ñii fii duñu ay semblable am duñu ay semblable am kon forme de communication yi day changer
ce qui fait que nit ki boo bëggee wax ak moom ci sujet verbe complément détails yi c'est pas intéressant c'est pas stimulant du ko yëngal. yàlla moom buy wax ak yow mook perfusion benn la luy dugg directement ci sa système la nekkul rek problème mu baat yooyu dégg expérience la dopage la exaltation la c'est-à-dire que boobu nekkatul problème mu sa nopp dégg sa nopp dana dégg yëg xam jëriñoo sa xel miy jot signal bi après dana dégg xam yëg jëriñoo c'est-à-dire que sa léppay jaxasoo gis nga pour un bref moment fusion boobu état hybride boobu ñuy wax di nga ko yëg di nga ko sentir xam ni nekke kon lii la mais loolu na nga koy amee ba pare di taxawaat benn njaayeen jóge fële bëgg a fees say nopp mënul nekk moo tax foofu say semblable nekkatul ñi ngay rombandoo ci mbedd bi xam nga am na benn jour mës ngeen ko posé yàgg na ngeen bonoon laaj benn état bi nit ki fu bu ko àggee nan la koy xamee wala leen boo leen fa àggee di ngeen ko xam gis nga c'est ce que je veux dire gis nga semblable bu boobaa par force bu doxee ba dajeeg moom ci mbedd bi dana ko xàmmee parce que être am ci boppam mooy altéré dootul bokk ce n'est pas pareil. ñun am nañ ci seede. expérience pratique. composante yi. dafa mel ni. am na benn intelligence artificielle bu ñuy développer. ni ma ko mën a expliquer mooy. en nafs par exemple. man dal na ma ci sommeil. tëdd nelaw mu mel ni nafs am na lu muy opérer. ci biir nelaw ñu informer la ko ni ma koy xamee mooy bu ma xëyee. dinaa ko yëg ci niveau bu ma ko bàyyil woon la veille. ma ne foofu ñoom ndax dañuy opérer pour résister. dañuy opérer boo tëddee di nelaw wala lan la. te pour bu amee jeexital ni ma koy xamee jeexital bi mooy à chaque fois bu tollee ci niveau boobu. te journée bi li muy wut amu ko. daf may def jaare loolu lan moo koy expliquer. yar gi wala boog pas yar gi may yarin gi parce que ku si nekk ak sa approche ci lu mel noonu am na ñoo xam ne seen approche ci yar seen bakken communication la négociation la explication la am na ñoo xam ne seen approche mathématique la te mooy dañuy comprendre ni envie moins la pour ñoom waaye plus la pour bakken dañuy comprendre ni besoin plus la pour ñoom waaye moins la pour bakken ñu xool nag léegi nan la ñuy gérer calcul bi ba keroog nag ñuy yóbbu seen bakken ci état bi ñuy soxla ñoom mais gis nga problème mu méthode la c'est-à-dire que yar gi moo ngi ñëw parce que bu fekkee sensation baa nga fa maanaam remarque yi ñoo nga fa c'est parce que am na benn contrôle boo ci am mais bu fekkee contrôle bi c'est pas à 100% ba nga xam ne yow boo nekkee au repos moom rôle sentinelle bi mu war a jouer te mooy ci moment boobu sa instinct de survie moom loolu lay gérer te mooy bu fekkoon da nga tëdd guddi di nelaw bay xaabaabal sax bu dara ñëwoon ut si la immédiatement moom mooy def réaction mais gis nga nag léegi fan nag léegi nga war a jaaree rééducation boobu ba tënkaat ko nag léegi ci canal bi la arrangé yow c'est un autre travail certes mais c'est un travail qui donne ses fruits c'est aussi simple que ça bon ci liñ doon wax sànq foofu sa semblable nekkatul ki ngay romb ci mbedd bi dafa nekk ki nga xam ne expérience bi nga jot a def li nga jot a dund fi nga jot a jaar moom xam na ci dara dund na ko moo tax nag léegi li jar a laajte foofu man je trouve mooy ki nga xam ne jot na àgg ci état boobu bu waree ut partenaire nu muy def
parce que bu fekkee ñi muy dajal duñu ay semblable am kon nu muy demee question boobu laa leen di poser. ayca mu ngi bëgg a critique de xam naa lii su ma ko géntoon moom waaye xëy na dafay dellu ci comme am na propriété yoo xam ne nekk na ci yow te comme ni nga ko waxee léeg-léeg li ñuy wane yenn appareils yi di détecter ay éléments est-ce que donc détection bi du basé wu ci loolu donc signal bi li koy yëg ci yow maanaam est-ce que du am loo xam ne moo koy yëg ci yow ba nga yëg ne kii c'est semblable la pour faire la distinction. waaw waaye wax ji mooy ba xam di nga dox ba dajewaat ak sa semblable ba koy mën a détecter sax. parce que il pose problème aussi foofu mooy exemple bi mu joxee ci Rabiatul Adawi dem na ba moom nee na léegi xool na xool mi gisatul kenn yàlla rek la gis. est-ce que kooku moom gis na semblable. mais foofoo nekkoon sa indice foofoo nekkoon sa indice parce que xam nga ñu bëri li ñuy fàtte mooy sëy ça n'a rien à voir ak góor ak jigéen sëy góor la ak boroomam jigéen la ak boroomam bu yàlla nammee mu boole leen ñoom ñaar waaye jaarul seen diggante ñoom directement yàlla mooy intermédiaire bi tout le temps kon nag foofu nekkatu problème mu semblable dafa nekk problème mu yow li ngay yëg ci sa boroom à travers kooku moom it li muy yëg ci yàlla à travers yow moo tax sëy ku ko bëgg tënk rek ci bànneex ak kii rafet na billaahi tey nga dee noonu rek la toll gis nga sëy xutba gaag xew yaag yooyu yëpp yàlla moomu ko xutba yaag yëpp laa wax jàkka jéeg lépp yàlla moomu ko nit a ko moomal boppam waaye yàlla dafa bëggul nit di tooñ moroomam moo tax ci diggu penc ba lañ koy def fa ñëpp di fekkee ñu ne ñaar ñi boole nañ leen tey ci dëggu yàlla waaye yàlla ba mu leen di boole du ca même jour ba mu yëgee li muy yëg ci ñoom ñaar ñëpp te muy dëgg ci ñoom mu wóor ko ni ku ci nekk moom mooy yëngu ci sa xol moom foofu la takkee sëy bi pare na ca waaye nag dafa am benn élément clé bu ma tudd dëgg laa wax de waxuma sa dëgg waxuma sama dëgg laa wax dëgg benn la te yàllaa ko moom ku yaakaare nag mën nga nax yàlla yaa ngi nax sa bopp te ku nax sa bopp nag yaa xam ban kàmb ngay dugg noonu rek la toll damay bañkat ñuy xëy fii naan moom de nee na jàkka ja jox takkul sëy penc ci wolof dafa doy waar. mel ni loolu mooy faratay li nga indi ci chapitre 2 bi diggante bi nit di am ak boroomam mu war a nekk réel ami d'enfance. exactement xam nga yàlla d'accord am na loo xam ni ci école diine waroo ko def sa diggante ak moom warul fa am waaye bu fekkee diineel moo la fa yamale moom mu pousser la aska nga dépasser barrière boobu est-ce que sañ nga bañ est-ce que sañ nga bañ dëgg la c'est un choix que chacun doit faire pour soi ku nekk yaay tànn fi ngay yam sa diggante ak sa borom kenn du ko forcer kenn du ci dugal kenn du ci avancer loo kenn waaye man li ma gis lenn la koo xam ne ba nga nekkagul moo nekk koo xam ne ba nga xamagul moo xam ba nga gisagul sa bopp xamagoo sa bopp doonagoo moom gis na la xam nga kañ ngay doon yi xam nga kañ nga dootul doon li daje ci yow yëpp xam na ko li nga bëgg yëpp xam na ko li nga bañ xam na ko lépp mu boole ko daje téye waaw léegi nga ne kooku doo neex ak moom foo jëm te xam nga malgré tout ça pour wax leen xam nga baatu grandeur sax dafa ndaw et pourtant ni ko Serigne Cheikh indee am na nit yuy judd ba dugg bàmmeel communication bi duñ ko tàmbali
mais xam nga li gën a dommage ci loolu mooy yàlla moom du tàyyi ci jéem a def contact fu nit mënti toll yàlla moom moo ngi tenté contact ngay sonné occupé nga koy dugal boîte vocale ngay bàyyi mu sonné teewul muy continuer di jéem waaw léegi loolu nit teg ko fan moo tax foog ñu xoolal lan la ñuy woowee bàkkaar ndax bàkkaar yàlla moomu ko nit a ko moom nit mooy xam ne lii jaaduwul bàyyi ma baalu ko nit mooy xam ni lii jaaduwul bàyyi ma baalu ko waaye baalu bi ci ëpp doole benn la def naa ko tey dootuma ko defati jeex na bu dee dëgg ci yow même bu dee nit matul du ñàkk dina defaat erreur du gàcc waaye nu ko wóor ni lu dëggu la ci moom yàlla ànd ceeg moom baal ko ba baal ko lu mu yëgul woon ni def na ko noonu rek la toll yàlla jafewul nit a diisal boppam rek. waaw mu mel ni li nga jàngale si bàkkaar nit a ko moom. mu mel ni bu ñu exploité aller retour. xëy nañ ni mën nañu ni yàlla nañu yàlla xoolee bàkkaaru fexe ñëpp. yaakaar googu ñu jublu si yow. ndax bokk na si ñu ko vulgariser. li ko def nag mooy tudd nga ko sànq si terme renaissance. parce que dafa am loo xam ni bi ñu ko gisee. lu mu tuuti yii réglé na ko. bu njëkk bi mooy convention ak croyance yi ñu gëmoon. libéré nañu si yooyu. te yóbbuwuñu fenn. suñuy rapport ak nit ñi ñu am suñuy semblable si Zahir niñ ko mën a waxee. defaraat na ko. li ñu si yem mooy li nga wax di ut suñu borom. yitte goo def ut sa borom di la defaral relation yi nga am ak ñeneen. ndax liñ ci njëkk a yëg mooy. suñuy proche suñuy rapport ak ñoom dafa gën a positif. commencé say soxna sa doom ak yu ni mel. te yow booba sa borom ngay wut. loolu lu koy expliquer. yàlla ko xas ba xam keneen dootu la jaaxal rawatina ba mu fekkee ni koo fekk mbindeef boo fekk am na lu yàlla ci moom kon nag booy jëflanteeg moom nekkatu problème mu nit ki ngay jëflanteel lay yàlla ci moom ngay jëflanteel te yàlla boo neexoog moom neexoog ak ñëpp ndax sa lecture ci ñoom dafay gën a yomb ndax lecture de l'intérieur vers l'extérieur seen composant bi gën a xóot moo lay wan li ci ñoom yëpp kon nag pour xam nooy doxale ak ñoom du jafe waaye boo bëggee jëlee de l'extérieur jëm vers l'intérieur day gën a jafe ndax couche yi naxe dafa bëri c'est ça. xam naa buñ ko toppee nañ fiy fanaan ñun dugg ci deuxième partie bi. te mooy rapport ak sunu borom boobu. wax nga ko ci aller retour. nit dina dem à la quête de l'énergie. mu mel ni sunu mbokk Moustapha Ndiaye am na question bu ñu posé woon. te mooy énergie obscure. lan mooy tax mag ñi di ko wuuti luñ koy doyee. booy gore garab xanaa li gën a simple moo ngi jël sa sémmiñ bi gën a baax noonu rek la toll parce que obscur dafa am caractère offensif maanaam moom lépp luy yàq walla attaque moom loolu la gën a féetewoo ça ne veut pas dire que tële na leneen mais loolu mooy terrain de prédilection loolu la gën a mën de la même manière leer faj aar ak protection yu mel noonu la gën a mën loolooy affinité am loolu la gën a féetewoo ça ne veut pas dire que tële na leneen léegi nag nitu yàlla gi efficacité am moo ngi feeñ ci xam nan lay jongler ñaari mais mieux que ça nan lay forger ñaari
ñu nekk benn outil bi xam nga ba xam comprendre ngeen li ma bëgg a wax de ndax xam nga tey jii nañ jëm ci cadre combat xam nga jaasi rôle primaire am gaañe la attaquer la et pourtant boo xamee li ngay def mën nga ci protéger sa bopp pare coup sa ennemi ce qui fait que kon li ngay forger sa épée nenn la rek la garde bi fi ngay téye nga xam ne kuy dóor mu war a dal arme bu ñëwee fa lay dal nga xam ni foofu rôle protection la nga utiliser l'air forger ko si mu taxaw pommeau bi ci suuf nga xam ne mën ko utiliser pour gagner nga utiliser ko def ko lëndëm koo laal dana ko yëg lame bi ci boppam lii segment central bi nga xam ne il faut mu dëgër il faut mu poser pour mën a attan tension yi ak choc yi war a am ci arme bi yëpp ah mais loolu leer la waaye tranchant bi il faut mu saay-saay il faut mu soxor il faut fu mu jaar dootu fa bàyyi dara kon nag foofu lëndëm la war a doon lëndëm la war a doon gis nga looloo tax mag ñi ko ci fekk mu ne tekk laa wax nag ndax xam nga nit ñi dañuy jaawale ki ne tekk ak ki yaru mag ñi yaru nañ lool waaye tekk lañ gën a def nag moo tax ku lañ fontoo ah buñ la bàccee de du ñaar ndax dañoo forger seeni arme ba dara munu ko résister ba pare forger seen bopp ba duñ ko mës a soxla moo tax ñu raw ñëpp xam naa foofu la ñuy duggee ci beneen énergie bu complexe muy le néant ndax le néant li tax mu jaaxal ñu yaa ngi ñuy jàngal ci aller retour ni non seulement dafa complexe mais pour nga am si accès foog nga demander autorisation te autorisation bi la plupart du temps dañ la koy bañal le néant moom de quoi s'agit-il boo jëlee li leer mën yëpp nga teg jël li lëndëm mën yëpp nga teg nu mu mënti tool bu neex ñëwee lépp lay faxas et pourtant ñaar yooyu ko jur ñaar yooyu ko jur mais gis nga justement xam nga yàlla bu jëlee leer baaxee ko nit balaa yàgg nit dina juum ba yaakaar ni mook yàlla mën nañ tolloo yàlla bu jëlee lëndëm jox ko nit balaa yàgg nit dina yaakaar ni mën na ci tollook yàlla moo tax ci yéene ñaar yooyu muy leer ak lëndëm ci seen yéene ñoom ñaar ci seen borom la leen yàlla faye doom jooju ñuy woowee néant nga xam ni moom mbaax ak mbon ak leer nag lëndëm na dafa niru boroomam te mooy fu intervention war a am fu action mën a nekk absence constante boobu may wax sax mais néant baa koy garantir ndax néant ci fonctionnement am rien que de par présence am moo ngi agir xam nga leer dafa am chemin d'utilisation lëndëm am chemin d'utilisation néant du am chemin d'utilisation état d'utilisation lay am te mooy xas nga ko ba contrôler mook sa volonté dañuy jaxasoo ce qui fait que li ngay defati kenn dootu ko considérer karaama wala lu mel noonu yow ci sa bopp yaa mel noonu sa condition d'être la am autorisation bi ah ñafe ko rek ndax xam nga maa ngi doon bëgg a ñëw sax ci cadre yonent bi li tax moom leeram am particularité boobu parce que leer bu rax la ah lan la rax nag yaakaar naa fi mu toll nii leer na
néant boobu la ko yàlla toxal ce qui fait que moom soxlaatul toog di jàng wala quoi que ce soit moom dootul fekki mbir yaa koy fekk si ndax budul dara li mu doon sax waaye li yàlla dolli ci moom teg ci mu doon bokk ak ñi si des moo tax ku ko bëgg a def exemple wala nga def ko idole wala nga def ko objectif yaa ciy sonn rek ndax doo àgg du seen morom kon nag ku mu neex nag nga visé waaye wax ji mooy ba xam di nga laal xam naa foofu la ñuy duggee ci sunu deuxième vidéo bi annoncé par rapport ak thème bi surtout de manière beaucoup plus précise et incha allah tabarkal mu mel ni kon nag ci kàttanu yàlla li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jariñoo li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jariñoo tabarkal la su ko defee ci biir loolu ñu am ci ay kilifa yu nga xam ni il faut que ñu dégg leen dégg seen kàddu te xam nu ñu koy firee waaw ndax Seydi El Hadji Malick wax na ko nee na yonent bi li mu daj benn nit ci kaw suuf ma su ko daj te yàlla ni moom la gën a bëgg seetal loolu yar ko ci biir intimité miinale ko ak phénomène yépp mu nekk ca moo tax c'est à partir de cette intimité-là, c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude, c'est à partir de ce mélange de contradictions, controverses, que la lumière a jailli pour éclairer l'univers tout entier. moom la Maodo di wax law lam yalux fi fadaai lkawni talaatuhu tabqa albariyatu fi dalmaai yallaahu waaw wax na dëgg moom itam kenn du moom tabarkalla allah yàlla xam na ko allah jabdu kan nee na su ma jàngee Taysiir ba mu jeex ne danaa dem ñeme tëdd ci kaw raay ba